sunu gan tey Cheikh Tidiane Dièye salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar. yow yaay porte-parole nationale coalition Sonko président di mbootaay bi ëmb ñiy jàppale Ousmane Sonko candidat ci élection présidentielle yi laaj bu njëkk bi laata ñuy sori mooy dogal bi ministère intérieur jël démb gannaaw la xew ca Tambacounda ak niñ ko xamee musiba googu bakkan rot ca jàppante diggante waa PUR ak Benno Bokk Yaakaar ñu ne léegi ministre de l'intérieur ne dina yabali gendarme ki policier ñu gunge candidat yi gën leen aar yéen waa Sonko président lan moo ci seen gis-gis. jërëjëf Babacar gannaaw ba ma nuyoo mbokk yi ñuy déglu yépp dogal la boo xam ne bii bu baax la bu ñu rafetlu la itam te boo koy seetlu candidat Ousmane Sonko mooy ki ko njëkkoon a laaj laata ñuy dugg ci campagne électorale bi ci la bindoon ministre de l'intérieur wax ko mbiru sécurité candidat bi pour ñu assurer protection parce que xam na ñi ñu jàkkaar lool xam na ni campagne électorale mën na indi ay jafe-jafe. li ñu ko tontu woon moo di booba kenn nekkagul candidat xamaguñu ku ñu mën a aar ak ku ñu mënul aar ndax kenn nekkagul candidat donc. di lu jaadu itam mel na ni ginnaaw campagne tàmbaleegul mën na su la yónnee kenn gendarme ba policier mu lay aar. dëgg la mais ñu ngi doon xaar bi campagne demee bay ubbi comme dañu ne nekkaguloon candidat bi ñu demee nag ba am juróomi candidat ba ñu xam leen balaa ñuy tàmbali ñu yónnee leen force de sécurité yooyu te bu ñu ñëwee dañuy bëgg aussi ñu waxtaan ak équipe yi fi nekk. waxtaan ba xam ban dispositif la ñu teg ba ñëpp d'accord ci loolu ñu ànd ci ak ñoom waaye ñu assurer sécurité bi tey lii commencé am ci campagne bi lu ñu mettitlu la Ousmane Sonko bokk na si ñi ko njëkk a dénoncé ñi ko njëkk a mettitlu suñu déclaration bi ñu njëkk a def déclaration la boo xam ne ñoo ngi woote pour jàmm am pour non violence pour que ku nekk nga mën a dem ci campagne bi ci sa teeyu bakkan mën a waxtaan ak nit ñi parce que ku fekkee sa programme wóolu nga ko programme bu baax la da ngay bëgg nit ñi déglu leen ci sa teeyu bakkan te ñun loolu la ñu woote donc vraiment ñu ngi bëgg nag bu ñu ñëwee. ndax ñu dogal bu xaw a tardé parce que dañoo bàyyi ba ay bakkan rot ñu ngi soog a am li tubaab di wax médecin après la mort. mooy li may wax mieux vaut tard que jamais ñun bi ñu wootee ñu ngi doon xaar ñu ñëw bu campagne di ubbi rek ñu affecté loolu def dispositif bu baax boo xam ne tey loolu bu ñu ko teeloon def lii mën nañ koo moytu mais loolu li ma ci yokk itam bu ñu defee même indi force de sécurité yi ba ñuy gunge candidat yi di leen yóbbu nañu fexe ba éviter lépp loo xam ne mën na yee fitna parce que lii mën a yee fitna même boo indi woon ay force de sécurité ñuy yóbbu candidat yi bu fekkente ni teg nañu ci yoon wi loo xam ne lii dafay indi fitna exemple bi may joxe mooy li ñu dal ñun démb ci pont wu Ziguinchor guddi na candidat bi jóge Goudomp jëm Bignona ay junniy nit a ngi ko fay xaar seen yaram tàng ñu ñëw bay dugg ci pont Émile Badiane gendarmerie bloqué convoi wu Ousmane Sonko ni ko du ngeen jàll parce que dafa am ay règlement yu naan à partir de 19h pont bi dañ koy tëj kenn du jàll te loolu xam nga ni bi ñu ko defee li muy gàtt xale yi commencé nañ seen yaram tàng waa Bignona ni bu ñu ko bàyyiwul dana ñu ñëw ñoom jël si ko et cetera yooyu dafa am mais loolu tam waru leen woon jël seen matuwaay loolu yàgg na Ziguinchor ne pont bi moom daa am waxtu wuñ koy tëj kenn du jàll Babacar ndax wàllu kaaraange est-ce que mun leen ko woon sóoraale itam ba jamono jii ñuy wax parce que campagne électorale la ñu nekk bis bu ne nga gis candidat boo xam ni muy defee programmation ak ni muy jaare ci nit ñi ak ni ñuy bëree ni mu programmé trajet bi dootu ko man ñu ci bëree bëri ci candidat yi y compris ki nekk candidat sortant. mais bu ajoo ci wàllu kaaraange itam est-ce que loolu du mooy priorité. absolument on est absolument d'accord mais bi ñu ñëwee li gënoon simple candidat Ousmane Sonko bi muy ñëw jëlee nañ ko Bignona gendarmerie indi ko ba Ziguinchor bi mu ñëwee aussi di dem Bignona mënoon nañu ñëw rek ñu fekk fa dispositif boo xam ne comme lii ñu bëgg a def di leen accompagner ñu fekk fa ay oto yoo xam ne dañ ko yóbbu Bignona mu def li muy def ñu delloo ko fa mu bëgg dem bu ñu ko defoon rek jàmm am donc li ñuy appel bi rek mooy lii ñuy décider baax na ñun dinañ ci ànd nañu ñëw waxtaane ko nag ak équipe yi ba nga xam ne ni ñu koy disposer ci du lor nit ñi parce que ku nekk candidat da nga am sa programme da nga am aussi yoo xam ne moom nga bëgg a def flexibilité boo bëgg a liggéeyee nañu ñëw waxtaan ko ak ñun ba mu leer ñu teg ko bu boobaa dañ ci ànd. mais yéen itam dafa mel ni da ngeen yokk ci xar mi karaw ndax bu fitna jógee seen candidat Ousmane Sonko itam di taxaw naan ku nu dóor nu fay ku nu wokk nu xuri la loola du régler problème mu fitna gi ñëpp di ñaawlu ci campagne bi. waaw ba Babacar da ngay jiital la mu wax ba pare la mu wax balaa muy wax loolu bu ñëwee ni fitna am na ñun la ñu njëkk a agressé à Saint-Louis kenn déggul ñu wax lu dul def communiqué saisir justice ni leen lii naqarlu nañ ko woote nañ sax boobu ni nañu ñëw sécuriser convoi yi ñu jàppale ñu dem attaquer siège ñu dem defati leneen ba ñu dem Fatick ñu gis lañ ñu def booba nag la ñu ne attention ñun kat jàmm la ñu woote waaye nag ay nit la ñu boo àndee ak ay xale ànd ak ay doomu jàmbur dugg ak ñoom ci àll bi di def campagne sa responsabilité la aussi nga assurer seen sécurité bu boobaa moo tax ñu woo état bi ni ko bu fekkente ni ñun nanguwu leen assurer suñu sécurité wala ngeen bàyyi ñeneen ñi di attaquer suñu convoi parce que bu Ousmane Sonko mooy convoi bi ñuy gën a attaquer fi mu nekk nii loolu mooy les faits su ko defee nag ñu ne leen am nañu possibilité wu sécuriser wu am nañu possibilité défendre suñu bopp donc def leen attention parce que nag nit aussi doon yàccaaral rek ñuy dal sa kaw gis nga sax góorgóorlu nañu ba gën a renforcer sécurité bi gannaaw ba ñu amee yooyu agression loolu yëpp gënalul kenn ñun
gënaluñu en tout cas parce que ñun vraiment boo gëmee ni programme bi nga am moo gën ci programme yi da ngay bëgg nit ñi am seen teeyu bakkan pour déglu la ñun loolu mooy suñu sur priorité donc bu ñu ñëwee sécuriser ñu rek alhamdulilahi rabil alamin dinañu mën a wax ak sénégalais yi ñu comprendre changement yi ñu bëgg apporter ci réew mi su ko defee campagne bi jaar fi mu war a jaar. mais seen candidat Ousmane Sonko samedi bi passé mu dajeek Abdoulaye Wade nekkoon fi njiitum réew li mu bëggoon mooy xëy na mu joxe consigne pour mu jàppale ko nen sa waxtaan dina wéy ñu bëri ŋàññ ko ci ba léegi ni ñaa ngi ko ci ŋàññ parce que moom dafa yàgg di dénoncer li muy wax le système ñu considéré comme anti système tey Abdoulaye Wade mi nga xam te ne moo jàpp ne moom ne moo gën a nekk ci xol système bi mu ne moo président bi gën ci Sénégal ànd ak bëgg a ànd ak moom tey jii ñu bëri gis na waroo dafa am dafa mel ni la mu doon wax ak ni mu jëfee nii tey jii wute na lool. absolument pas man gisewuma ko noonu te démocratie nag moo tax ma nangul la nga waxee ni nga waxee ak ni sénégalais yëpp gisee tamit parce que ku nekk am nga gis-gis mais benn rek bëgguma sax di joxe leçon mais bari na ñuy wax ci mbir ñi dañuy wax rek topp wax ji wala yu demee noonu mais xamuñu sax luy système parce que système boo foogee ni benn nit la rek mooy xamuloo luy système man bind naa si sax téere ci système ni système di doxee ci Sénégal 1900 indépendance ba tey laata sax indépendance ci jamonoy tubaab bi du rek nit ñi parce que bu doon nit ñi rek waxloo système dafa am l'acteur et le système mu am ci biir système bi lu ñuy wax mu am nit ñi mooy acteurs yi benn pàcc la ci muy Abdoulaye Wade ci acteur kese la mu am institution yi daf ci am trop solo bu jógee ci institution yi dem ci règles yi nga xam ne mooy doxal institution yi ak règles yi nga xam ne mooy lëkkale institution yi ak acteurs yi loolu tout boobu mooy système boo ci génnee benn pàcc nekkatoo ci système boo jëlee nga ne président Abdoulaye Wade nekkoon na président de la République quitté na pouvoir sénégalais yi sanctionné nañ ko mu dem mu ñëw nekk acteur politique jiite parti politique. waaye dafa fekk ne Ousmane Sonko ci boppam moo wax ni moom xelam xalaatul ëllëg muy jëflanteeg ñi nga xam ni ci système bi lañ bokk te doon ay politiciens professionnels moom xeetu politicien bu bees la loolay safaan gi njóogu di junj sànq. mais Babacar ba tey dégguloo Ousmane Sonko mu ne la danaa jël diw ci système bi liggéey ak moom wala danañ def lii wala signé nañu accord politique wala def nañu dara xam ngeen li am mooy te yaakaar naa Sénégal yépp xam nañu loolu président Abdoulaye Wade bu ñibbisee si réew mi te moom moo ko waxal boppam mu ne am naa plan d'action nii laa bëgg a taxawee ci élection yi bëgg naa ci waxtaan ak acteurs politiques yi kooku bu nee Ousmane Sonko bëgg naa toog ak yow ñu waxtaan Ousmane Sonko responsabilité am en tant que nit aussi da ngay xam ni ñun sénégalais lañu. mais waxtaan yóbbu ko fu woon. di ko fa yóbbu mooy consigne di yaakaar Abdoulaye Wade wax ne PDS leen ko jàppale loolu dafa gënoon yaakaar. non xam nga Ndiogou yaakaar ngay wax waxuloo ba tey li mu wax ak li nga dégg si sa nopp mu wax ko da nga ni moom laa yaakaar mu wax ko. non moom si boppam loolu la yaakaaroon bi muy dem. waaw moom ba léegi ni sax loolu la yaakaar. ba léegi ci yaakaar jàppale ko joxe ko consigne pour moom. xam nga Abdoulaye Wade bu ñëwee moom laa lay expliquer te pare wu ma woon bu Abdoulaye Wade ñëwee ni la man dama am taxawaay ci élection yi bëgg naa rencontrer candidat yëpp ci Ousmane Sonko laay jiitu bu Ousmane Sonko ñëwee toog ak moom dafa jaadu parce que Abdoulaye Wade war na dajewaat ak ñeneen donc acteur politique la bu toog ak acteur politique ñu waxante seen xalaat Abdoulaye Wade wax ko li mu namm Ousmane Sonko tontu ko ci li mu ci xalaat bu ñu génnee beneen étape la ñuy dem. ci ko ni woon doomu Abdoulaye Wade woo na ma Karim Wade waaye gis naa appel bi jëluma ko ndax man ñii sequma ak ñoom dara. tey nga toog ak Baye ji loolu mooy safaan wi. Babacar toog ak Baye ji ci wàllu politique Abdoulaye Wade bu ñëwee ni la élection la ñu nekk élection bi man nii laa ko gisee nii laa ciy taxawee Sonko am na taxawaayam ba pare Sonko ngi campagne électorale jëm pour gagner élection présidentielle Abdoulaye Wade bu nekkee parti mooy wax waxeet gi déedéet bëgg falu tax na la mu waxoon démb ne moom la gëm mu joggi ko lépp ngir bëgg ku ko jàppale ci wàllu politique du noonu. Babacar Fall encore une fois. xam nga aussi démocratie mooy vraiment nga nangul nit ki li mu ko mais li boo dégloo rek bu baax Abdoulaye Wade bu nekkee acteur politique ñëw nii dama bëgg dem ci élection yi man nii laa ci bëgg a taxawee te dinaa waxtaan ak acteurs yépp woo Ousmane Sonko mu toog ak moom di waxtaan mooy li ngeen gis keroog la cay am ca ginnaaw loolu leneen la lu nekk suñu kanam bu fekkente ni Abdoulaye Wade ñëw na wax def déclaration parce que nag gis nga fi ñu toll nii Ndiogou ak Babacar loo bëgg changer système bi boo toogul ci biir pouvoir bi doo ko mën a changer suñu programme bi amul dara loo ci xam ne dina ci changer Ousmane Sonko bañ na ko ba ni koo mën a doon tey ci réew mi nga ñëw ni ko man kat bëgg naa laa jàppale pour nga gagner yow yaay ñëw nangu programme am bii mu def. gis nga képp ku mës a woote dans l'histoire du monde waxuma rek du Sénégal nga ñëw indi lu bees fekk fi dara nga ni danaa ko fi jëlee indi lu bees ña nga ciy njëkk a liggéeyal mooy ña nga fi fekkoon te ñu nekk ci safaanu li nga bëgg a def. Il n'y a pas de système parfait. moo amul fenn. système parfait amul fenn. moo tax ma commencé ci nit ñi parce que acteurs yi ngay wax noonu ñoom nga fi fekk ñu nekkoon ci leneen loolu nga bëgg a changer yow mais mënoo ko dem def ak garab yeeg xeer yeeg leneen wala bàyyi may nit ñooñu nga koy defal. xëy na moom erreur la def côté boobu. du fekk mu jàpp ne dafa war a xeex système beeg yooyu noonu tout au début. mais loolu ci la nekk mais après rendre compte ne loolu mënta nekk. déedéet système bi xeex ko mën na nekk xam nga li tax nga xeex ko mooy nga créer beneen système yow système bi ngay créer da nga koy théoriser ba pare mooy nga bind ko ni lii laa nam ma def. moom ngeen def ci seen programme jot na moo nekk ci jot na boo ñëwee di ko appliquer nag ña nga fa fekk
ñoom ngay waxtaanaan bëgguma sax tudd ci ay affaire u diine ak yooyu mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee fekk fi ña mu fi fekk indi système boo xam ni bu différent la dafa waxtaan ak ñooñu ña tuub dugg yëpp ñooñu lañu suñu mag ñu baax ñi ci réew mi bi ñu ñëwee di fi samp li ñu fi samp ba tey fu ne ci àddina bi ñu toll fa ñu toll dañu fi fekkoon ñoo xam ne ñii ñu ngi ci kéeféer wala ñii ñu ngi ci pay ak et cetera ñooñu la ñu am na ñu naan wàllu changer système bi dem ngeen ba ci ne xaalis bi ñuy dugal ci gàmmu yeeg ci màggal yu mag yeeg yu ndaw yeeg addiye ak xeet yooyu yëpp da ngeen ko bëgg a xeex dindi ko noonu la li ñu bëgg a xeex xam nga mooy lan dañu bëgg transparence am ci réew mi la ñuy jëflanteeg këru diine yi ñun suñu programme bind nañ si ni Sénégal kenn mënu koo changer su fekkee da nga soofantal li nga xam ne moo bokk na ci li ñu mooñ parce que réew mu ne da nga am sociologie suñu confrérie yi suñu diine ak suñuy aada dafa bokk ci l'identité sénégalaise suñu premier pilier programme mooy renforcer l'identité sénégalaise ak nit ñi ak suñu ay aada ak suñu culture mais diine doo ko ci génnee mais li ñu bëgg mooy comme xaalisu public la ñuy jël di ko fa defee gis nga président Macky Sall bu wëree fu nekk tabax fa ay juma defar ay maison defaral këru diine yi bu jëlewu ko ci poche boppam parce que defu ko laata muy nekk au pouvoir bu fekkee daf ko def tey rek mooy le président de la République du Sénégal moo ko def avec des ressources publiques ñun loolu la ñu ni yéene nañu këru diine yeeg ñëpp lu ëpp loolu waaye lépp dafay jaar ci transparence loo xam ne dañuy voter ay fonds à l'Assemblée nationale ñu def ay structures institutions yoo xam ne ñoo koy saytu lu dem bërëb sàngam ñu xam ni nangam la ñu fa yóbbu. ngeen a dugg ci loo xam ni de. te askan wi moo ko fa yóbbu. nga xam ni état Sénégal citoyens yi ñoo jël ci seen xaalis ñu jaaral ko assemblée ñu voté ay crédit nga xam ni état bi bu defee intervention ci bërëb sangam parce que lii boo deful loolu mooy da ngay def sax gënalante ci biir askan wi parce que mën ngaa jox ñii ñu naan la mu jox ñële moo ëpp lii nangam nga indi déséquilibre dañu bëgg égalité de traitement am parce que këru diine yooyu ñu yóbbu xaalis yi boo leen joxee ñu demal seen bopp boo leen joxul ñu demal seen bopp soxlawuñu sax xaalisu président de la République pour def li ñu bëgg a def donc li ñu bëgg ñun mooy Sénégal ñu delloo ko ci transparence président de la République li muy def ñu xam ni daf koy def en tant que l'institution présidentielle te lépp lu muy def ay intervention boo xam ni xaalis la dafa war a jaar ci procédure yi mu war a jaar loolu sax bokk na si li tax ñu ni les fonds politiques yi ñu tuddee fonds politique Sénégal te mu nekk ay fonds spéciaux yu dañ naan caisse noire ñun danañ ko réglementer neewuñu dañ koy génnee parce que aussi xam am nañu responsabilité bu ak mat bu tax ñu ko doon génnee nag ginnaaw yi da ngeen a gëm ni réew mi dañoo war a équilibré Babacar li ñu koy def moo bu Sonko nekk président day jël 8 milliards yi ñu jox président ëpp na ñun wax nañu loolu xam nga lu ñu wax danañu saytu xool mbir yi am na loo xam ne du ñàkk ci président de la République waxuñu moom Macky Sall wala keneen Ousmane Sonko nit ki président dafay am jumtuwaay yu muy soxla pour def ay intervention yoo xam ne kenn waru koo yëg xëy na loolu mooy secret d'état mais danañ ko jaaral fi mu war a jaar assemblée ñu jël crédit yi ci li mu doy parce que mun na il faut que mu am fu ñu ko limiter ñu jox ko waaye dafay am saytu après bu defee ay dépenses am danañu teg comité boo xam ni dina am ñetti député ñaari député yoo xam ni kenn day nekk pouvoir kenn nekk opposition ak président commission des finances ak ñaari responsable cour des comptes ñu nekk ci biir comité bi di xool président bi li mu dépensé fan la ko dugal naka lañ ko dugal et cetera jël dossier bi classé teg xam nga président bu ko wóoree nii xaalis bi ñu ko jox dinañ ko saytu fa mu ko dugal ndax dugal na ko foo xam ne mbiru réew mi la wala daf ko may ay ñoñam dinañ fexe ba du ko def du ci def lu ko neex. mais promesse yu ni mel du lu bees. même ñi mais amu fi déedéet mais defuñu ko nañ ko réglementé. mais après ku ci ñëw lu la neex ngay def la keneen ñeneen doon def. ngay def te tey ji tam mbir mi du nekk benn maanaam ay waxu kese. du nekk Sonko boo ko faloon tey ji la Macky Sall def lay def. foofooy différence bi foofu moo tax ma bëgg a ñëwaat ci système bi ngeen di dénoncer sànq. bu fekkente ne dafa def promesse moom président de la République ñëw dugg ci état bi fekk fi état bi ak institution yi nii mu mel il devient un président absolu lu ko neex lay def ñun moo tax ñu ne la première chose bi ñu war a def mooy réformer institution yi ba nga xam ne président du kuy buur di bumi gis nga bu ñu defee réforme bi ñu bëgg ñun ci justice par exemple mooy l'équilibre des pouvoirs danañu créer cour constitutionnelle au Sénégal jël conseil supérieur de la magistrature génnee ci président de la République def justice moom muy administrer boppam mu jël indépendance am su ko defee président bu bëggoon def safaan ci réew mi tey justice a koy arrêté gis nga président Donald Trump États-Unis dana signé nangam ni lii laa bëgg a def benn juge jóge fele signé contraire bi ne ko doo ko fi defee mu teg ko ci suuf loolu la ñu bëgg loolu nag mooy système gis nga boo demoon ba changer institution yi changer règle du jeu yi jël assemblée nationale ni ngay tabbee nit ñi mais système tamit gëm dara di ko wax di ko jëfee am na ci solo itam. ndax yéen ñii nga xam ne yéen a gunge Ousmane Sonko gis nañ ci ñoo xam ni
c'est des hommes du système. Boubacar Camara mi nga xam ni nekkoon directeur général douane nekk ci ministère du Karim Wade ba ni Karim Wade di daanook nguurug Lay Wade gis nañ Atepa bi nga xam ne tudd ngeen ko ci seen livre ci Ousmane Sonko mbirum Franck Timis ŋàññi na ko ci tudd ko tey jii mi ngi jëflante ak moom ba kooko jox koy wataaki bureau di wax tam ak di jëfee looy wax am na solo itam. xam nga Babacar tey boo ne woon tey bépp sénégalais bu mës a taxaw ci système bi wala nga jege ko wala nga wax ak moom da nga génnee ba génnee ñi liggéey ci administration bi ñëpp parce que li ma la wax ci système mooy loolu yëpp toute l'administration publique le secteur privé bi am ay marché public sénégalais yi nekk ci entreprise mais sur Pierre Goudiaby Atepa loolu ni ñu ko mën a comprendre Ousmane Sonko ŋàññ ko ci affaire pétrole Sénégal bi affaire Franck Timis tey jii ñuy jëflante ba mu koy joxe jumtukaay wataaki bâtiment ak yooyu loolu kay lañ bëgg nga leeral nu mu mën a demee nu mu mën a nekkee noonu. mais Babacar loolu amul lu siy leeral xam nga ki jóg ne damay nekk candidat à l'élection présidentielle di Pierre Goudiaby Atepa nekk sénégalais liggéeyam. daana liggéey ak état bi comme ni bëgg ñeneen ñu bari di liggéey ak état bi mu dem mënatul continuer ci élection mu ne man danaa tànn candidat boo xam ne moo ma doy déglu leen bu baax li may wax mu ne man diw moo ma doy ci candidat yi ci projet man mënumaa dem projet bii moo ma doy ak lu mu mënoon def dans son passé mu ne bëgg naa kii projet am changé réew mi dañu koy nangul ni am na xëy na boobu volonté wu réew mi changé amul dara lu mu imposé xam nga li am importance nekkul moom li mu doon def ak li mu bëgg a def mais mooy li Ousmane Sonko di def te moom mu fekk ko si te changé wul virgule ci li Ousmane Sonko bëgg a def ku mën a ñëw ci Ousmane Sonko ak koo mën a doon sauf aussi que kuy woote set comme Ousmane Sonko kuy woote set da ngay ànd ak ñu set mais mënoo di woote set ba pare ànd ak ñeneen ñoo xam dañoo tilim mbaa ñoo tilimal ba noppi waaw xam nga loolu ay jugement de valeur la boo nee ñi tilim moom laa la jox exemple ci mag ñi ba ñu fiy changé réew yi parce que loolu mooy nekk leneen loo wax rek lu la neex ngay wax Atepa Sonko ko tilimal ba noppi wul ba tuddi ànd ak moom non xam nga li ma lay wax Sénégal fi ñu toll tey xam nga li am importance Babacar ñun dañu ni bëgg defar Sénégal duñ ci def compromission mais mën nañ ci accepter compromis pour atteindre suñu objectif waxuma compromission compromis mooy lan ñun am nañu projet boo xam ne mën na changer Sénégal te wóor nañu du dëgg am nañu dogu ci yegg ci loolu ak objectif bu leer képp kuy sénégalais di yeewoo ci réew mi am carte nationale d'identité sénégalaise ñu nangul la sa citoyenneté boo ñëwee ni dama bëgg seen projet bii réussir dinaa jàpp pour seen projet réussir te mënuloo ci influencer ba génnee ci dara ci li ñu bëgg a def sénégalais nga duñ la dàq dañ la naan am nga droit ñëw jàppale ñu parce que aussi sa responsabilité la ak sa droit boo xam ne ñëw nga gis projet bu la doy nga jàppale ko wax ji yëpp foofu la leneen lu ci nekk rek dañuy daanal Cheikh Tidiane Dièye wax ci nit ñi te wax ci nit ñi 10 secondes moo ñu dese liñ naan da ngeen a sol ndox amatu leen xaalis fu ngeen ci toll ndax di ngeen mën a yeggale campagne bi wala poos yi diis na yàlla xam nga suñu chance Sonko commencé na il y a 2 ans ou 3 ans ñu naan du dem fenn ñëpp wax nañ ko surtout waa pouvoir Sonko ñëw parrainage ñu ne du ko am mu am ko Sonko ñëw commencé candidat ñu ne du démarrer otoom sax du départ fi mu ne jeexal nañu 1 semaine te ñu nga booro Casamance ñu nga fay jógee piqué feneen. fépp danañ fa dem waaye metti na. xam mais ñëpp a mettile kenn rek moo ci mettiliwul mooy ki yor les moyens de l'État xam nga ñun lan mooy suñu force xale yi bu ñuy xaar oto ñëwul ñu jël seen tànk dox. diaspora bi dañuy jël seen poche di ñu jox sénégalais yi fu ñu dem ñu yëkkati jox ñu loolu rek doy nañu suñu campagne loolu on a déjà réussi ce qu'on est en train de faire.